ganam ala satilamu gilay gila jeje kongo bubu musa jete jere mi ganam ala satilamu gilay gila jeje kongo bubu musa nange mafudi feri nyendo nange jam nange non makia commencé ubbi meeting bi ñu sànni ci ay ñaan ñu ngi fi ànd ak suñu imam Arouna Sibé Diallo imam bëgg nañ nga def ci ñaan yu gàtt te yu dëgër. نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Mobilisatrice bés day niroo borom tout simplement bi ñu fi ñëwee fekk nañ fi ay nitam ay xaritam ay camarades de parti ñëpp ñëw wuyu si ko du ñu guddal kàddu gi parce que dañoo bëggoon def présent kilifa diine yi fi nekk yëpp suñuy imam suñuy kilifa aada suñuy tante suñu yaay yi fi nekk jeunesse bu quartier bi yëpp ñu leen di nuyu waa ASC Magdane di nuyu ñëpp di wax ne tey dañu ñëw fii àndoog benn kuréel benn association wala ñu ne en tout cas benn organisation ñu tuddee ko COBAD COBAD mooy convergence banlieue ak diaspora moom soxna Fatoumatu ci convergence la bokk ñoom waa convergence ñoo lënkaloo ak waa diaspora maanaam bitim réew depuis le 8 décembre def ay meeting ci banlieue bi dem nañ fu ne tey yéen a aaye ku ne COBAD nga ne convergence banlieue waa banlieue dañoo nekkoon fi démb balaa tey ñu àndoo nekk benn jàppale woon président Macky Sall ci ba muy metti jëm 2009 yéeg ba 2011 yàlla def ñu fal président Macky Sall
tey ñu nekk à la veille des élections présidentielles 24 février incha allah rabbi la ñu war a amal ay jongante fii ci Sénégal waa convergence ak waa banlieue nag ñu ne comme defoon nañ ko mu jig leen nañ ko defaat loolu moo tax depuis le 8 décembre ñu ngi ci diaspora bi ñu ngi ci banlieue bi ak ci biiru Sénégal def nañ comme sànq ni ma ko waxee presque tous les quartiers chauds de Dakar yaakaar naa Pikine su ma jumul nous avons fait 3 fois Pikine ou 4 fois si je me rappelle ñu ànd ak waa diaspora ñan ñooy waa diaspora mooy doomu Sénégal yi nekk bitim réew di fa daan seen doole dañuy dugal lu tolloog 1200 milliards at bu jot ci économie Sénégal démb am na ku ñu doon wax benn kilifa bu mag nee nañu li diaspora bi di dugal ci Sénégal suñ doon jël les recettes wala les retombées des recettes fiscales wala douanières diaspora bi lu muy dugal moo ëpp loolu donc loolu dafa am solo kon Modou yi ñoo ñëw fii di wax ak yéen am na fi waa France waa États-Unis waa Italie am na fi waa Afrique centrale lu mel ni Congo Brazzaville waa Cameroun waa Tchad am nañ fi waa Ghana am nañ fi Maroc am nañ fi Angleterre am nañ fi Benelux Europe yëpp ñoom ñoo fi ñëw daje si fii fekk si fi suñu jigéen di madame Fatoumata Daf ci loolu la ñuy waxee ñu ngi tàmbali jotaay gi c'est un meeting politique lenn rek kenn moo tax ñu teew fi tey mooy président Macky Sall di wax ne jot na Sénégalais yi xam ne fa leen président jëmale foofu moo gën a wóor parce que dañuy faral di wax ne ku la jox ndekki jox la añ su la waxee ne da nga reer da nga ko war a gëm loolu am na ay firnde ci éducation bi ci mbay mi ci ndox mi ci napp gi ci yoon ñi xam ngeen bu baax ne fii wala feneen amoon na jamono mbënd mi sonal nañu amoon na jamono dañ daan tëdd ay yoo di ñu màtt ñu nekk ci insécurité courant gi di coupé ñu jël xaalis Sénégal luubal ko di ko defee ay yëfu caaxaan jël benn festival def ci 100 milliards alors que les Sénégalais n'avaient pas le courant loolu Macky Sall dafa ñëw ne jot na fen tegu ci suuf dëgg féete ci kaw loolu le président doxal kon ñu ngi guddal di wax ne ñu ngi introduire tout de suite madame Fatoumata Daf vous avez la parole madame Fatoumata. jërëjëf. ñetti waa du diis kon jàppal asalaamaaleykum mbokk yi asalaamaaleykum CFA asalaamaaleykum CFA extension asalaamaaleykum Sandkous maa ngi nuyu sama mbokk yi teew fii tey ma jàkkaarloog ñoom fu ma jóg ñu ànd ak man fu may dem ñoom laay àndal xeebuñu ma benn yoon xoolewu ma xaalis xoolewuñu ma dara bëgg ngir yàlla ngir président Macky Sall lañ ma toppee maa ngi nuyu sama mag Ajaratu Safi Ndiaye Sissoko ak ñi mu àndal di kontaan si moom sama mag ju baax ci man Assane Ndiaye nuyu naa la di la dalal fii ci sama koñ maa ngi nuyu convergence banlieue et diaspora di jël nuyoo bi di ko teg ci loxo Alassane Ba di président convergence
waa diaspora ma leen di dalal jàmm fii ci CFA kontaan lool ci ngoon bii ma gis leen fii sama koñ CFA di nuyu mbooleem zone yi fi teew di leen xamal rek convergence banlieue et diaspora weer a ngi nii ñu ngi dox ci mbiru président Macky Sall dañoo siyee na banlieue bi yëpp di wax mbiru président Macky Sall réalisation yi ak lépp ma gis nag ñu neex ma chaque jour damay ànd ak ñoom ba tey nag ñu ñëw fii di waxtaan ak ñeen ñu am jom lañu toppeewuñu Macky Sall alal toppeewuñu ko dara ku ne am nga fi nga tedd ñii ñu ngi jóge France ñii ñu ngi jóge Amérique partout ak Afrique ñëw fii pour dimbali président Macky Sall man nag li ma bëgg rek ci sama morom jigéen ñi ak surtout jeunesse bi yéen jigéen ñi ku fi falu yéen a ko fal ginnaaw yàlla jeunesse bi tamit li président Macky Sall di fi def yéen la koy defal lépp lu mu fi def yéen a ko moom ndax yéen a koy jëriñoo ñun ñu taxaw fii da ngeen di gunge rek li ci des yéen a ko moom maa ngi leen di ñaan ngeen jëli seen carte yi nekk ca bërëb ya jëli leen carte yi li laa war a suuli yi ndax nit boo bëggee xeex amoo arme dañ lay gañe mais ku yor carte sa arme nga yor man sama profil WhatsApp sax ma carte une arme laa ko def mon arme ma carte mon arme laa ko def dama bëgg nag ñëpp dem def slogan boobu ngeen jëli seen carte yi rek moo mën a fal président Macky Sall ginnaaw yàlla bu yàlla tuddee falam il faut carte yi bokk ci dem leen jëli carte yi tey sax hélas nee na ma carte yu bëri ñëw nañ dem leen jëli carte yi ñu mën a falaat suñu mbër boo xam ne dafa neex a àndal amul xeex amul xuloo deuxième mandat premier tour dès 6 heures maa ngi nuyu ñëpp moo tax bëgguma lim di kontaan ci yéen bu baax a baax maa ngi nuyu waa CFA yëpp di leen jaajëfal di ñaan rek ngeen dañ jëli carte yi man tey loolu rek moo ma soxal président Macky Sall bu doon bilan mooy fal dañuy tëdd suñu néeg yi ñu xëy ñu fal ko mais il faut carte yi bokk ci carte yi mooy arme yi jëli leen seen arme ngeen taxaw ngeen pare avant 18 heures ñu fal ko incha allah bu soobee suñu borom maa ngi nuyu ñëpp nag di gërëm ñëpp di leen remercier. jërëjëf soxna Fatoumata Daf say kàddu rafet na je pense que ce message jàll na loolu mooy politique soo koy def da ngay àndoo ki nga wóolu ki lay jëriñ ki la xam ki xam sa valeur parce que dama jàpp ne ñun nous sommes des parents d'élèves dama koy faral di wax lu bëri mais ñu ne la répétition est pédagogique ñun nous sommes des parents d'élèves am nañu suñuy gone suñuy ndaw yi jàng ci école primaire yi ci jardin yi ci crèche yi ci jardin yi ci lycée yi ci université yi njàng dafa soxal président Macky Sall loolu weddi gis bokk ca amoon na jamono jëfe woon na ñu def fi année saa ñu tudd année blanche loolu yaakaar naa président bu mu jëlee nguur 2012 année boobu dañuy waxoon dafay blanche wante président boobu ñooñu xamuñ lan la ngemboo mu sauvé année ba boobu la ñu gën a dégg année blanche amatul ci maanaam ci gémmiñu nit ñi li ñuy wax mooy bourse ticket de restaurant président dafa jéggi loolu dafa def extension de l'université Cheikh Anta Diop étudiants yi ñoo ko gën a xam def fa ay logement yu bees mu yokk bourse bi ci boppam ña doon jàngale dañuy waxoon salaire mu négocier mu yokkal leen seeni salaire seeni pension de retraite loolu kenn mënu ko weddi ci Sénégal mu jóge fa tabax l'université privée wala université Amadou Mokhtar Mbow université boobu mën na jël 3000 places wala lu ko ëpp wante loolu dafa nekk départ finalisation bi mooy l'université Cheikh Ibrahima Niass bu Kaolack mu regroupé ay dëkk yu bëri yu mel ni Diourbel Kaffrine danañ fa jàngale ay métiers yoo xamante ne kenn mësu koo jàngale ci Afrique université boobu nee nañu ci Afrique ci wàllum njàng moo gën a rëy
et en termes d'investissement et en termes d'orientation et de programme ci loolu la ñu waxee ne ñu ngi introduire tout de suite soxna wala ñu ne Moussa Hamadi Sy moom mu ngi fi nekk conseiller à la mairie de Djiddah Thiaroye Kao nekk élu local. Asalaamaaleykum convergence bu banlieue xam naa ne convergence bu banlieue di ngeen wax gën ngeen ma gis mais man je suis tout cœur avec vous maa ngi nuyu responsable politique responsable des femmes de Djiddah Thiaroye Kao mooy Sophie Ndiaye Sissoko dama bëgg ngeen tàcc ko bu baax. Sophie Ndiaye Sissoko rek mënoon na wax mu doy parce que moom mooy njaatige ñëpp maa ngi nuyu suñu responsable koo xam ne ñoo àndoon jóge PDS mooy Ablaye Gaye conseil municipal bu Djiddah Thiaroye Kao mu ngi fi toog maa ngi nuyu sama maire sama yaay mooy Kiné Thiam mu ngi fii ak madame maire Macky maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu tous les responsables politiques Adji Ka maa ngi lay nuyu bu baax a baax doomu soxna si xam nañu moom vraiment fu mu taxawal président de la république tey nag sama sœur moo aaye mooy Fatimata Daaf lu ma jàppoon yëpp su ma ko jàppee tamit suñu waxee Fatimata moo aaye damay ñëw parce que sama jigéen la sama lépp la te vraiment xam naa ne sonn na si parti bi mu ngi liggéeyal président de la république mu ngi liggéeyal diaspora fépp fii la ñu organisé woon meeting bi fii la ñu organisé woon ñu ñoo toog doon togg añ yi ak moom su loolu passé les réalisations du président de la république Ndiaye maa ngi lay nuyu Assane Ndiaye maa ngi lay nuyu bu baax les réalisations du président de la république ñun xam nañu lu ko Fatimata Daaf waxee les réalisations là su fekkee ne loolu rek dañuy tëdd mais il faut que ñu jóg fàttali nit ñi les réalisations du président de la république lan la def fii ci banlieue yéen ñëpp gisoon ngeen au niveau de Djiddah Thiaroye Kao su tawoon ñëpp dëkk ci école yi xale yi suñu bëggee dem jàngi sax il faut que nit ñi di forcer parents yi génn leen école yi pour xale yi dañu war a jàng mais loolu dañ na ci Djiddah Thiaroye Kao yéen ñëpp gis ngeen tali karo ak canalisation ba foo dem rek canalisation moo fa taxaw xam ngeen ci côté volet santé président def na fa lu bëri xam ngeen place Sésame loolu kenn du ko werante 0 à 5 ans césarienne ak yeneen su ma limee aussi day gudd di nuyu mbooloo mi rek bëgguma guddal parce que dafa xaw a guddi maa ngi nuyu tous les responsables politiques yu fi toog ku ma tudd sa tur ak ku ma tudd sa tur xamal yow laa njëkkee jërë ngeen jëf merci beaucoup jërë ngeen jëf merci. na
jërë ngeen jëf animation bi def nañ ko léegi mënuñ ko defaat. président des femmes de Djiddah Thiaroye Kaw ñu ngi lay jox kàddu gi. merci beaucoup monsieur le MC. asalaamaaleykum mbokki Djiddah Thiaroye Kaw. asalaamaaleykum mbokki CFA extension fii mooy CFA extension. maa ngi leen di nuyu ñi nga xam ne ñu ngi jógee ci yeneen gox yi ci biir Djiddah Thiaroye Kaw présidente yi gis naa leen ngeen jóge ci zone yi ñëw fekk si ki nga xam ne moo jara fekk si mooy la présidente Fatoumata Daaf maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax ndax ku gis nen ni nen a ngi tey bii nen bi ñëw na Fatoumata jërëjëf yaa ñu indil la 15e région ba nga daan dem naan ma maa ngi jëm convergence xaw ma woon lan mooy convergence yàlla def ngeen di meeting fekk ma dem Paris waaye bi ma ñëwee tey fekk fi ñenn ci waa convergence nga xam ni maa ngi ñoom ñoo nekkoon depuis 2008 2009 à Paris ànd ak le président Macky Sall di xeex comme le président Bo ak madame Diallo mi ci gannaaw ak ñeneen ak seen président bu baax bii muy Alassane Ba nga xam ni moom ba mu dalee social boobu président Macky Sall faloogul ba nga dalee di def lu baax ci biir Pikine ak ci Sénégal boobu président Macky Sall faloogul ba président Macky Sall faloo nga jël lépp loo xam ne def nga ko lu baax foo defar ba pare ni président Macky Sall moo la ko jox kon jërëjëf Alassane li ngay def ci lu baax président yëgu ko waaye ay militants yëg nañu moom ngay liggéeyal guddi ak bëccëg di nuyu monsieur Bo di nuyu soxnaam ndax moom itam ku ma xam ku ma yàgg àndal la di nuyu mademoiselle Diabaax madame Ndiaye sama doom di nuyu Fat Si la combattante de tous les jours di nuyu Ndumbe Ndiaye bi nga xam ne moom moo fi nekkal waa CFA dëggantaan di nuyu ASC le grand bu la neexoon fii tey day fees dell di nuyu waa ASC Magda di nuyu monsieur le maire monsieur Sy mi pare léegi parole bi c'est mon collègue à la mairie du nuyu ñëpp di leen wax ni yéen waa diaspora surtout jigéen ñi jërëjëf ndax ñun duñu dañ ci di dem extérieur waaye fu ñu fi dem ci extérieur bu ñu demee danañ fekk jigéen ña fees saal ba dell dépenser seen xaalis sol marron beige di waxal président de la république loo xam ni moo ko def ba yokk ci loo xam ni président war na ko def bravo les femmes de la diaspora bu ngeen gisee ma njëkkee leen d'habitude dañuy wax ni góor ñi ñoo bari doole waaye diaspora jigéen ñi ñoo bari doole ndax kuy dem ci ñoom xam ni fajar la ñuy bàyyi seeni doom bàyyi seen borom kër samedi ak dimanche rek ngeen di togg lu tàng indi ko ci seen kër di ko lekk ak seeni borom kër et encore lu ngeen am indi ngeen ko fii ci biir réew mi vous êtes les premiers à amener de l'argent fii loo xam ni même recette yi àggul foofu te foofu jëmewu leen ko fenn lu muy ci seen njaboot jëmewu leen ko fenn lu muy ci seen famille jëmewu leen ko fenn lu muy bëgg Sénégal jëm kanam ak lu jëm ci président Macky Sall monsieur le président ñu ngi lay sant di la gërëm di wax ni comme ñun dañoo invité dañuy wax rek ni ñu ngi leen di encourager du ñu dugg ci bilan président Macky Sall ndax loolu mooy seen programme du ñu ji wax lu bari waaye dañuy wax doomu aadama yi ni président Macky Sall sunu mbër xaleel moo koy dëkk waaye mag a koy daan kooku ku mu neex wax mën nañoo wax ba xotteeku mën nañoo wax ba làmb seen bos ni bii du man mën nañoo wax ba rey seen bopp ku mel ne Sonko di jéñaata sàcc ba far sàcc mu feeñ digg ba jag mën nañoo wax ba ni danañ ñëw Sénégal muy Karim Wade mi nga xam ni amul carte d'identité il n'est ni électeur ni éligible
kooku mën naa wax bu ko neexee avion bu nekk suba gu nañu ne tey lay ñëw ñu ngi koy xaar ba mu taxaw ci réew mi bu taxawee ci réew mi dina xam ne Macky Sall du moromam ni mu yëngatee woon bàyyam ba biiram wex mu sànni ko ci suuf Karim Wade kooku galax di ko sax doyuñu ko duñu wax sax ay waxam nañu dugg ci biir réew mi ñu wax ak doomu aadama yi ndax yàq nañ seen xel ñu wax doomu aadama yi ni lépp luñ dégg ci réseaux sociaux yi mu jóge ci opposition loolu du dëgg parrainage bi wane na ko maa ngi lay bàyyi monsieur le MC nga dugg ci parrainage bi wax ak nit ñi wax ak li nga xam ne moo xew ndax tey yéen a moomee je vous dis bravo je dis bravo à ma sœur Fayel Daf man tu fais ma fierté ak présidente yi ngeen nekkal Djiddah Thiaroye Kaw mooy seule commune boo xam ni benn jigéen amu fi tendance géré wu ma benn tendance toutes les femmes ñoo fi nekk fii fi ngeen nekk ak beneen koñ bu ngeen nekk ak fu ngeen mën a jëm je n'ai pas de tendance de Djiddah Thiaroye Kaw je n'ai que des lions ñi ñëpp ce sont des lions je vous remercie beaucoup bravo Fayel et à bientôt. Tadjoulen, la dame de fer, Madame Sophie Ndiaye Sissoko. On badara kay kelle ngara yo ar wona ni kay aha yo ar aha ni aha ay aha yo yoni on jarama baba ha heeɓi badeteɗo tottimi konngol ngol noon yomi haal ko président convergence banlieue e diaspora woni Alassane Ba jooɗiɗo o kono min kewnomi jogade tan ko wellere nde e animation mi jirmina ha wela hande noon tardini ɗum ko taw hande ko hadara aljuma so wonano ɗum hande yen wa CFA de ngeen giski ko loo xam ne lu neex te lu saf parce que mun nañu lépp oɗo Fatimata Daf emin jetti Allah emin jettimo minen convergence banlieue e diaspora te kadi emin beltanimo e gueɗe makko e golle makko gila o are amen faade ñallangal hande mais jinnomi nan ko adade haalde Moussa Sy e Sophie Ndiaye Sissoko tawɓe kalani par ce que Moussa Hammadi Sy o koye galle mabɓe min neehi koye galle mabɓe min mawni kadi nde waɗata meeting makko rallima omo arti e parti o nde wokam lañuma invité ma ñëw fekke ko boobu xooli yépp ubbeeku nañu parce que responsable PDS bu mag la woon ànd ak mboolamam yépp ñëw depuis boobu affaire am fierté fii ci Djiddah Thiaroye Kaw kono gàcce ngalaama Moussa Sy bu loolu passé Sophie Ndiaye Sissoko madame Mbarki waa convergence banlieue ak diaspora ñu ngi lay sant di la gërëm parce que convergence banlieue ak diaspora bi ñu ne dañuy def meeting bii ci Djiddah Thiaroye Kaw la ñuy indi ci sa buntu kër la ñuy indi nga naan man maay njaatige mu noon nga xaar bi ñu ñëw ci yow ma wala yaa ngi Tuuba dëkk bu sell bi dëkk bu tëdd bi dëkk Xaadim Rasuul man ne la ñu ngi nii suba la ñu war a ñëw sa kër nga naan ma gannaaw suba laa naroon ñëw mais ba convergence ba ak jaral na ma loolu nga ñëw midi la ñu ñëw ci sa kër nga ubbi sa kër nga naan kër gi comme que fii ngeen di def ubbi naa kër gi lu ngeen soxla dafa leen ci sama kër nga def ci sa loxo bëgguma xaalis bëgguma wax som bi parce que ay kaña ñu ngi fii suñu waxee ay som rek ñu ne ñu ngi pasari xaalis fekk pasari ci sa xaalis bopp sa ñàkk nga ñu jox jaar jóg suuf si ko bu loolu weesoo convergence banlieue ak diaspora ñi fi ñëw tey ngir Fatimata Daf membre convergence banlieue et diaspora yéen ñi ñëpp ñu ngi leen jël suñu nuyoo teg ci seen loxo ngeen jokkal ñu maire Baydi Ba convergence ak banlieue ak diaspora ñu ngi koy sant ñu ngi koy gërëm
parce que bi ñuy waajal meeting bi dañu ne dañu soxla fi ñu ak defee réunion mu ne ubbil naa leen sama commune jox naa leen salle bi soxlaatuma bi ngeen di pare kon nag ñu ngi koy sant di ko gërëm kon nag jaajëfu maire Baydi Ba ñu ngi ànd ak fii nag waa diaspora ñu ngi ànd ak waa Amérique kan moo jiitu waa Amérique monsieur Samba Kane moo jiitu waa Amérique su ma waxee ba Samba Kane dafa mel na lim naa Amérique yëpp ñu ngi ànd ak waa Afrique yëpp Barou Lamine Kane mooy coordinateur kon nag su ma waxee Barou Kane wax naa leen ñeen ñëpp ñu ngi ànd ak fii waa France Europe su ma waxee Europe ñu ngi ànd ak Demba Diak ak Sira Baldi kon nag su ma waxee ñaar ñi dafa mel ni lim naa ñëpp waa convergence banlieue kan moo jiitu président Alassane Ba secrétaire général Siré Bayla Dia ñu ngi ñëw toog lu tax nag convergence ak banlieue ak diaspora jóg depuis le 8 décembre ñu ngi fii def nañu caravane bi fii ci Dakar ak banlieue lu tax ñu def ko président Macky Sall moo ñu ko sant mu ne convergence banlieue ak diaspora li ngeen defoon 2011 2012 ñu gagné defaat leen loolu moo tax convergence banlieue ak diaspora ñëw 2012 ak 2011 waa diaspora dañu ñëwoon fii ñu def caravane 14 régions yëpp ren nag 15 régions la ñu def lan mooy 15 régions parce que diaspora bi léegi 15e région ñoom dañu raatale foofu ba pare ñëw fekk ñu fii ñu ànd ak 14 région bi encore groupe bi ñëw fekkaat ñu fii ñu duggaat ci gox bi di liggéeyal président Macky Sall pour falaat ko 24 février 2019 premier tour 8 heures incha allah tàccu leen loolu waaye te loolu am na gis ngeen ñi ne woon jalluñu ñépp ku nekk mu ngi tallal Macky Sall loxo di ne Macky dama bëgg ànd ak yow soo gañee loolu lan nga ma koy jox loolu amul fii de lan nga may jox amoo ma koy jox loolu amul fii de lan nga may jox amoo dara munoo dara xamoo dara doo am dara ñu jox la dara yow kay doo am tus kon nag réalisation président Macky Sall man du man may wax kan mooy wax secrétaire général koo xam ne moo nekk diggante diaspora ak convergence banlieue mu nekkoon diaspora ñëw fii Macky Sall téye ko fii mu ne toogal ma fii nii di toog moom mooy wax réalisation président Macky Sall parce que man du ma ci wax dara man sant ak ngërëm laa yoreel nit ñi loolu la ma président sant li ma président sant nag du ma ci jàll virgule yenn saa yi nag yaram bi day tàng rek ma def dara kon nag président su ma defee dara yaram bi tàng rek nga xam ne noonu laa mel parce que man yenn saa yi dama bëgg a yëngu rek ma yëngal ko maire Fassi sama chéri yaa ngi may xool rek mais bàyyi toujours ma yëngal waay bul mer dégg nga jarul ngay mer damay yëng rek su ma yëngee tam kenn du ma nopp fii yow rek laa nopp fii laa la def ci sama xol fii laa la def kon nag sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp maa ngi jégal ñëpp jàkka bi nag tey ahlara bi moo tax def lu saka kajjata saako maa ngi lay nuyu di la sant liggéey parce que yaa ngi rek xam naa ne dégg ma sopp dégg ma nopp jaajëf waay sama rakk jarajëf ma yem fii tàccu leen waaye doyen Moussa Mbaye dafa yaatu du mer dafa xajal ñëpp eyi a gonga noon wajiɓe ne juula de dara sax kenn du ñoom li ñuy dox fii ci dëkk bi yëpp ñun gis nañ ko barki Dembo Njaay la ñu làngal lu mel ni Fatmata Dieng fii ci école 9 ma fekke ko ñu def fa lu rafet kon ñoom gàcce ngalaama ñoom ba pare président Macky Sall yoon ñi mu yebal gàcceelu leen ñu benn yoon Fayel Daf nag moo woote waaye Safi Njaay mii moo dalal gan ñi ndax buñ ko fekk see fii sunu ndam la du sunu gàcce fa ma leen fekkoon barki Dembo Njaay dama leen a wuy si woon waaye fii laa dëkk kon fii war naa fee mën a wax Fayel day jàmbaar
di jigéen ju dëgër ju takku di jigéen ju mën góor bëgg président Macky Sall nag ba mu jeex tàkk ndax réalisation président moom buñ fi nekkee duñ ko wax tey duñ fi jóge Adja Safi Ndiaye Fayel Daaf kenn du moom mooy jàmbaar ca waar wa président rek la bëgg ci lay xëy ci lay gont may wax nag ci kàddu Kadiata Mamadou Sall ndax mooy sama responsable yaramam dafa xaw a sutante rek moo tax ma jël waaye bu fi toogee man warumaa jël sax di wax Mamadou Ndiaye mi ngi fii di càmmeñu Fayel Daaf Adja Safi Ndiaye sa groupe fonk Mama Safi ak sopp Mama Safi ñëpp ñu ngi fii ñëw ñoom Mamadou Koumé kenn desul ñëpp a wuyu si Fayel Daaf ndax moo ko jar nag Fayel maa ngi lay wax ne sa bés bii nii rek la mënoon demee ndax président moo fi ne ñun ñëpp moo ñu fi indi moom rek lañ bëgg ci la ñuy xëy ci la ñuy gont léeg-léeg dañuy ñibbi ci sunu kër yi dañuy lëndamtu ba duñu ñamee dugg xam naa ko xamul dara sax dina ne maire yi ay maire yu garaaw lañ wallaay yàlla xam na ne ci président rek la ñuy dox léeg-léeg bu may dugg ci koñ bi man damay sàngu di nëbbatu yàlla buñ ma tuumaal sax te ci président rek laay dox ndax man fu ñu woote rek sama tànk baa nga fa te Fayel mii nag jar na ko te Adji Safi Ndiaye mii tamit jar na ko ndax seetaanuñu benn yoon gàcce ngaalaamaa yow ndax président bu la fi tegoon nga ñuy aayoo mbele wala di ñu naxee mbaay kon dinañu xam ñun neneen nu ñuy doxee ndax ñun dofuñu waaye yow dañ la fee teg nag nga nekkal fi jigéen ñi nag te wax dëgg yàlla yaa ngi ñu taxawuñu fi nga ñu war a taxawoo ñu sant nag président ndax ku bëgg a gis di nga gis ku bëgg a dégg di nga dégg waaye ku gumba fatu si di nga dégg ndax président rek moo fi nekk président li mu def ñun gis nañ ko li ñuy ñaan nag mooy yàlla na ñu yàlla may fekke ak tal ba ñu gañe suñu deuxième mandat bi ñu am te dinañ ko am incha allah ndax liggéey nañu ko nag président liggéey na ko fi te ñun dox nañu ko te ñun ku ñu xam ñun jigéen ji Dakar kaw xam ne ñun dañuy yëkkateendoo di dóorandoo ñun séparé wuñu benn yoon ndax xamuñu ko ñun ànd rek la ñu xam ndax moo ñu jig fopp foo taxaw kanam goo fa gis boo demee fa ca des moom nga fay gisaat ndax ñun benn lañu ñun ñoo a nekk ñun ñëpp benn lañu di liggéey rek nag ci kaw li neex président di liggéey nag réalisation président fu ñu toll moom la ñuy wax moom la ñuy doxe moom la ñuy waxe ku ko xam sax xam na suñu groupe yi loolu rek lañ ci def moom la ñuy wax guddi moom la ñuy wax bëccëg ndax président rek moo ñu ñor waaye yaa diaspora tam kenn du ñoom ñoo ngi leen di dalal di leen wax bisimila moon fii ci suñu gox bi kontaan nañ ci yéen ndax yéen ba ngeen jógee ba tey ci lii rek ngeen di dox li neex président rek ngeen di dox kon ñun ñoo ci bokk bëgg-bëgg ñoo ci ànd ak yéen ba mu jeex tàkk yàlla na ngeen commencé ci bisimilahi rahmaani rahim yeggalee ko ci alhamdulilahi rabbil alamin li ñuy bëgg yàlla may ñu ko ci ndam lu sedd guy ci kàttanu yàlla loolu rek la ñuy ñaan merci jërëjëf. Imi Angleterre, Benelux, won imi ɓe Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, won imi ɓe ha Afrique australe. Eɗen jinno noon so tawi ñu ngi fa ànd aussi ak ñu ngi ànd aussi ak madame Sira Baldé jóge ba France am na tamit suñu jigéen jóge ba France di madame Fatoumata Loba Diallo jóge ba Paris am na waa États-Unis yu fi nekk tamit suñu nijaay di Samba Kane jóge ba États-Unis d'Amérique am na tamit suñu camarades du parti jigéen ju takku les femmes de la première heure de la PR de la Convergence muy madame Fatsi nekk fii nii ak Convergence ci Dakar ñu ngi ànd aussi ak un jeune très dynamique un jeune très déterminé muy Alioune jóge ba Paris France ànd fi aussi ak le responsable le coordinateur des sages du parti ci États-Unis muy Elhadji Abou Aw jóge ba États-Unis d'Amérique wante délégation bi dafa am lu ma jaaxal waa Asie ñu ngi fi am na ci le grand coordinateur de Dubaï mooy Mamadou Dia mu continue tey di wax ne am na fi aussi Amadou Tidiane Diop le secrétaire général de l'Alliance pour la République de Dakar Douala Cameroun ñu ngi fi ànd aussi am na fi aussi ak Elhadji Siré Bayla Dia le secrétaire général de la COBAD Convergence pour les diasporas ànd fi ba tey ak Yero Kane la Convergence ñu ànd fi aussi ak Mouhamadou Lamine Konté chargé de la Convergence banlieue ñu ngi fi ànd aussi mu ngi fi ànd fi aussi ak monsieur Demba Dia su fi nekkoon dafa jóge ci Demba Dia aussi nekk sànq wax naa ne am na ñu jóge ba
Mozambique mu ngi nekk côté Afrique du Sud, ça c'est dans l'Afrique australe. Oumar Diallo, le coordinateur de la délégation des Sénégalais de l'extérieur du Mozambique. Il y a aussi Souna Aïssata Ba, nekk Convergence banlieue. Il y a aussi Hamadine Dem, Convergence, Souley Sey, Convergence, Ibou Dem, Convergence, Abdoulaye Gaye, Convergence, Moussa Sy, Convergence, Fatou Diop, Convergence, qui est né Mingue la Foumou Mengue Ndaou, Convergence, Aminata Mboye, Convergence, Khadika, qui est mon pelle, son Khadika, pour le Djeri, au Rokodo, on est Dakar. Bon, Mansour Sow, Haj Mansour Sow, moi le chargé de la commission de Fiti Dakar, Awa Diallo Fiti Dakar, qui l'a dit son excellence, Baroulamin Khan Nitok. Baroulamin Khan, c'est un diplomate, il est attaché d'ambassade à l'ambassade du Sénégal. C'est un grand communicateur. Wante Faté Oumou, son kharit, moi qui est l'homme de Hamadi Hounare, qui est les financiers du parti pour Fiti Brazzaville, M. Diagana. Merci. Boki.
wante su ñuy wax Afrique centrale sooy jaar buntu Pointe Noire ci moom ngay jaar muy géwél bu fa mus a dem muy autorité bu fa mus a dem ak koo doon soo fa ñëwee soo jaarul ci buntu Jagana je pense que di nga ñibbi si sa mission du yegg loolu ñun waa Afrique centrale xam nañ ko wante dafa am ñi nga xamante ne dañoo gëm président ak ñuy gëm-gëmlu ñoo xam ne ay marirando la ñu kii dafa bëgg président Macky Sall et je le dis en connaissance de cause parce que am na li nga xamante ne def na ko ci APR bu muy métti métti dooleem alalam mën-mënam la def ci parti bi ba ñu yegg fi tey monsieur Adiya Jagana vous avez la parole. rahmatullahi wa taala wa barakatuhu. Ok onon fof on calminama e kuuɓal on ñagama yafuya so yi kadi hannde en ndenndi ɗo ko yinde men e président de la république son excellence Macky Sall enen fof en mbi Macky Sall président de la république de tous les sénégalais e en beltinima mbaɗaɗo sababu hannde garal men ɗo hono sohna Fatimata Daf Allah jarama min jii teddugal maɗa ko ni woni yidde hunde sa yiɗi ɗum a hollirat mbaɗa golle noon ɓuuri haala a golli a yi ane wondiɓe ma fof ɗo e CFA min beltima no fewi yo Allah yuɓano moƴƴere caggal ɗum mi salmini son excellence monsieur Barou Lamine Kane d'avoir m'accordé la parole donc teddugal manggal e yam donc Allah jarama yo Allah yoɓe moƴƴere e jarnat aussi convergence de banlieue kamɓe gonɗo jatigueɓe amen ɗo e Dakar nde on noon sa ari a tawi jatigueɓe moƴƴuɓe dariɓe dadiɓe ɓe nedduɗa yidde a tampata a anata ɗum tagi guila min gayri ɗo min ganani hono gardugol hono Alsane Ba ko mawɗo mabɓe ko hen jeeya ene wonde Hamidou Mbow ene wonde Siré Bayla Dia ene wonde Moussa Mbaye e Fassi e heddiɓe fof kala momi limtani anda ko ono gadorimi kamɓe fof koɓe dariɓe minen ndendi yidde ndendi sago wawde wallodirde e président de la république hono El Hadj Macky Sall waɗi ɓuure kewde caggal leydi minen noon Allah jooƴi min ko caggal leydi min kala ɓuure kewde ɗe waɗani min kala cankiɗo caggal leydi ko président artirta ɗum ete artigol ɗo goski ina yaaha ha 7 ha 8 millions minen Congo ko mayi toon oɗo année plus de 18 personnes fof kanko artiri ɗum ɗo e Sénégal donc ko gueɗal manggal o hokki min donc Allah jarama o jarama so ɗum ɓenni haadima ko laamade o warino Congo min galano consul général nde waɗi nde oysoyi Allah hokki ham laamu ngu mami hokkon consul général ɗum tagi Allah waɗi nde o laamini o hokki min consul général mbawɗo darnade min toon fewno haajuji amen yolta hujjaji amen donc Allah jarama o jarama wonni min ngalɗo gueɗal ine mawni amen no fewi minen wa diaspora ɗum ɓenni o hokki min des conseillers collectivité local ummiɓe diaspora nanɗo e nder Sénégal inen darni min jamma e ñalawma suɓa e kiide ine jolta hujjaji amen ɗum kanko waɗi ɗum Allah jarama aussi o jarama o hokki min gueɗe kewɗe o waɗi min FAISE ko walloɓe rewɓe wonɓe caggal leydi ala fof toɓe jahani e caggal leydi a haydi Cameroun haɓene lawol noon Malick Diagne maɓe gar Cameroun so Allah jaaɓi inchallahu rabbi caggal nde mawɗo parti o nde jiiruɗemo ho nde o haali maɓe gar Cameroun so Allah jaaɓi inchallahu rabbi koɓe aroɓe toon so Allah jaaɓi avant les campagnes so Allah jaaɓi noon nde o wi min so ɗum firtima noon ko toon wona to amen ga donc ɓe jettima de merci donc c'est très gentil pour l'information donc vraiment président wanni ɗanniyankoɓe ko heewi ɓuure kewɗe onon ɗon gonɗon koye nder leydi he wonen kono ganda alay sahlo min kalano on o walli min kala no wallirte o walliri min noon saabu ɗanniyanke yiiɗi ko leydi yo yaaru yesso président men kadi yiiɗi o leydi ndi yo yaaru yesso enen fof eɗen gandi darde président de la république yo Sénégal ɓamtu yo Sénégal yaaru yesso hande sen darima eɗen mbi eɗen ballamo ko koyemen balluɗen hande président heeɓi kala ko fonno hebde kadi o joyiɗen ko dernier mandat c'est un mandat drovar daroɗen keɓen mandat o keɓen poɗɗen heɓirdemo gotene massivement gañoɗen no poɗɗen gañorade ni nous avons une seule candidat men ko El Hadj Macky Sall une seule élection dès le premier tour gañoɗen no poɗɗen gañorade ni mi yiɗa gañoɗen seeɗa au moins 80% c'est possible eɗen mbawi mono fof yo wettu junngo muɗum yiya bandum haymo wona bande foof par ce que enen ndenni leydi ndi ken même drapeau ken même pays ken même endam ken julɓe jaggodiren ha feewa ballen président ballen koye men ɗum woni fayidagal meɗen onon ɓiɓe Sénégal naaɓe eɗen gandi hannde Sénégal woni ko lawol moƴƴol Sénégal woni ko lawol yaadu yesso Sénégal c'est un pays d'émergent il y a le gaz il y a le pétrole il y a le fez il y a tout ala ken ngala ɗo e Sénégal daroɗen gollen noon so Allah hokkima hunde moƴƴere ƴew tamba ɗum ha so perdude junngo maɗa
tinnoɗen no feewi kala mo ala e parti he yo arte parti he sabu président Macky Allah ko wallimo Allah ko hokkimo sa yaadema ko keɓa wuule sa salima tampa par ce que kanko Allah waɗimo ko Allah waɗi hun noon jam sa salima ko an tan tampara bandiraɓe Sénégal laaɓe kala jiɗo Sénégal yo yaaru yeeso yo ar yanta e parti APR wotane président de la république gañoɗen enen fof ndenndi sago o par ce que Sénégal so ɓamti wona kanko tan ɓamtini ko enen fof ɓamtini oɗon jii sancey ɗi o jogii ɗi o jii ko waɗi ko galleji diine nden Sénégal ko Touba tan kala o daña wiide ko Touba hannde galleji diine ɗi fof fondiɗi ha foti vraiment ko gueɗal manggal ngal hokki en alay sago ganden kaalen ɓuurema ko ɗum woni napport ɗum woni importance o waɗi hay ko wawano wadde o waɗi pour Sénégal yo ɓamta Sénégal yo yar yeeso minen diaspora min mbaɗi décidé ferme hamin caggal Allah caggal président onon jaatigueɓe min tawiɗoɓe ko ɗum woni darde moɗon tinnoɗen ballodiren keɓen victoire majorité normal gañoɗen beltoɗen yo Allah ene wawi wadde ɗum yo Allah waɗanen ɗum kono noon jaafoɗe de oto mbiya élection ne weeɓi taw en gumma e daari ɗen gaño famɗani de gummoɗen daroɗen kala ko gonɗo e parti he mo weltaki jehene muɗum potten ɗum arte meɗen saabu faɗo ustata darde so ɓeydani ustata jamais dans la vie. Donc soyons sincères, soyons fidèles, allons-y vers l'essentiel. Nous avons un seul objectif, d'aller voter massivement et gagner ce qu'il faut. Reconduire le président de la République à son chaise, à son fauteuil. Allah ne wawi, Allah ne jogi, Allah ne hattani, yo Allah waɗanen ɗum. Allah jarama, on ñagama yafuya, rewɓe yontaɓe ono fof on calminama. Haza assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. jàppale na ñooñu bitim réew nee na ci atum 2018 bi rek lu toll fukk doomu aadama ak juróom-ñett ñoom ñoo koo xamante ne da doon dox mbokk lépp lu nekkoon dox mbokk foofu ca Congo Brazzaville moom moo ko doon dox su ay nit amee problème diggante parti bi sénégalais yi ak nit ñi kon dañ koy def témoignage di ko wax Adieu Diagana jërëjëf. ñu ngi continuer programme tout de suite di dugal ki nga xamante ne moo ngi jógee ba Cameroun di Ibrahima Baydi Ndiaye le coordinateur de la coordination de Yaoundé. Ibrahima Baydi Ndiaye, vous avez la parole. wona hande goto hen fof mi salmini ɗum inde mum e yettode mum eɗo woniri fof eyyi min kam ko ɗum fuɗɗi ko sukaɓe ɓe gondumɓe wawɓe gollumen anduɓe gollumen keewi haalde hono sehilam ɓinenam baru kannanɗo e yantude kadi e Malik eyyi minen noon min goni ko caggal leydi min dillata koye mana yongu affaire ɗannungal no ɓe mbiri ni eyyi somi wi mi haalan tan softat kono hande ñalawma hande o mboɗo welti hen no feewi kala ɗo weltare ne haaɗa mboɗo welti hen eyyi e koɓe kaldata e mawɗo meɗen mawɗo leydi o ɗum ɗon ko haalaluji tan eyyi bariɗe tan ɗe ganduɗa ne ngala haydara ene dilla haydara ala e mumen eyyi barigal so heewi sa regni ɗum ɗo hay goto tinata eyyi mi wawa noon haalde ko haalaka ko adi fof mboɗo salmina mana oɗo henna ɓi nenam hono président des jeunes et des baliers Alassane Ba mboɗo salminamo no feewi eyyi mboɗo salmina kadi mana Moussé Hamidou eyyi kanko kadi teddiniraɗo oɗo ñalawma o hamin jetta Allah hamin jettamo par ce que ko jogui ko omo wawani ɗum o holliri min ɗum kono noon ñalawma o fof e warini fadde hande o waɗi ñalawma o ha moƴƴi ko ñalawma vendredi par ce que min oɗo ñalawmaji mi meeɗani yaltude hen oɗo heure kewdi tawdemi ko wirdu kono nde o noddi nde wanno ko gongira e makko o holliri gonga o ɗon hamin jetta Allah hamin jettamo eyyi bandiraɓe e sehilaɓe kala ko waɗete no waɗama eɗen gandi mawɗo meɗen leydi o nde o natata nde won konnguɗi kewɗi ɗi nanɗen konnguɗi ɗi ene mbaɗi différent eyyi mawɗo mo tawnoɗo e no nde o ari nde wimo ko o wawa yobde hay manan no lebbi tati biyaɗo wawa yobde hay lebbi tati noon joguima leydi ha leydi watti wiyede leydi ne jogui kalis nde bonne ɗum ɗon ndeka koɓe kalata ko haala tan donc il faut ko yimɓeɓe mbatta haqqillaji e koye mumen ganda ko jiiɗi ko peewa to poti fewde to donc bandiraɓe e sehilaɓe mboɗiɗi haalde ha heewa kono ma jaafoɗo mbaɗno waɗano programme e haalde hen donc noon mi accira hen Mali mi weltanima on bandiraɓe e sehilaɓe onon fof on jarama merci. Avec nos maigres moyens on les a terrassés kii jëloon na alalam jamono jooju def ko ci parti bi ngemb ndaw ñi ba Macky Sall gagné Cameroun plus de 80%. Ibrahima Baydi Ndiaye. nawrude leydi mum yeeso leydi noon sene yaara yeeso ko ma haaltide hono no kaltirden koye men ni onon wonɓe ɗo e leydi ɓe onon fof
darde mon yiyama golle mon kadi jiyama nde wanno neɗɗo ala ko ɓuri ɗo jeeya ɗo woni neɗɗo ala ko ɓuri ɗo jeeya sa wuuri Amérique walla wuuri France sa maayi mbaɗiɗa koye sa maayi mbaɗiɗa koye kamo men alors sa maayi mbaɗiɗa koye kees gartireɗa gobbeɗa ɗo firti ko neɗɗo ala ko ɓuri ɗo jeeya ɗo ɗum noon ɗo jeeyaɗen ɗo tinnoɗen pewnen ɗon par ce que so feewi ko enen jeeyi so boni ko enen jeeyi Allah kadi hokki en mo ganduɗa ko jiɗɗen leydi ndi ko fof koye leydi ndi ko ɓuri ɗum woni holi on président de la république Macky Sall jaayi haali ɗo joni konngol gotol konngol bangol fayida mboɗo siftora ñande o yahata paale omo waɗa passation de service Allah ene seedi mboɗo nder paale to gonnomi min duusi Ablaye Wade haare damal yo Allah yurumo birno waɗi ni junngo muɗum mbimo Macky yo haat ɗo Ablaye Wade yo haat ɗo Ablaye Wade yeccite makko Macky wimo mangi lay sakku ñaan Ablaye Wade yallanala yalla jappale onon fof mo siko nani ɗum mboɗo dari mboɗo caggal makko min allo mboɗo caggal makko mboɗo dari mbimi président mboɗo andi wadde Sénégal hono no Amérique ni walla France ni weeɓani kono won leyɗele ɓurani en haydara sen tinniɓe ɗema heɓtat ɗumen woni holɓe en Italie en Espagne en hande ko leyɗele mbaɗɗe développé ko leyɗele sous développement gonno hono no menni ko jaayi haali joni ko setinde ɗum tan Ablaye Wade wino so jooɗima 3 mois wawibde fonctionnaire uji makko ɗon laaɓi ɗon ko wonti fenade heddi minen min gari ko wallude on e wallodirde mon wona on mbawa ala min jittan hunde fof ko keewal woni doole ballodiren mbatten président men la république Macky Sall place makko ɗo nawtemo 2019 ala au palais présidentiel le 24 février 2019 dès le premier tour avant 20h ɗum noon waɗata ɗum ko tinnade hoore muɗum wona fuɓɓude kelle wona fiide buubaji ala ko ñande jour de vote jomum hocca paɗe muɗum ummo law yaha wotoya arta hucca hammadi kandiji muɗum faɗa résultat so ɗum yawti min ko département Amérique joguimi Amérique noon sa wi Amérique ya 50 états au niveau des États-Unis ya Canada ko ɗum woni Amérique du Nord mboɗo yiɗi haalde ɗo haala mawnam goto ene wawi heeɓe mon taw no gandimo hono Abdoul Moutalib Anne o woni ko Canada ko neɗɗo dariɗo e réseau sociaux yidde wallude président de la république Macky Sall poɓɓanemo seeɗa ko neɗɗo dariɗo ene wawi taw o dañani arde kono koye département amen o jeeya haala makko no foti haalede so ɗum yawti mboɗo ardi e mawnam sehilam kadi sikono men alors so ɗum yawti mboɗo ardi e mawnam sehilam hono Abou Aw e monsieur Dia koɓe dariɓe jamma ñalawma hono Abou noon ala e département am surtout section amen Brooklyn Abou ko dariɗo jamma e ñalawma kadi ko kalami ko billahi mbubu jahannama ferakata kam ko gonga e gonga hakkude Manhattan e Brooklyn so tawi ko métro ƴettuɗa ko boni fon ƴetta 2 heures de temps walla 1 heure de temps pawɗo min puɗɗoto riño men des fois ko 11 heures minuit Abou wona haare ha riño ngo gasa ƴetta métro hoota omono jooɗi des fois hotta e galle makko ɗum noon ko neɗɗo jarɗo faɓande kadi ala ko ɗamini hen so wona leydi ndi yo yaaru yeeso waɓe noon so goppi gueɗe mumen gaari e gueɗe baaɗe ni poti ko teddinede poti ko yiyede ɗum noon enen minen min mbatta ko sunna wona farila kono ko sunna ko président Macky Sall wino min somin gari ɗo e Sénégal yomin tinno min jeeya e baalieji Sénégal komin gari hande mo sikki waɗi lewru e balɗe ɗiɗi walla ñalawma goto min jooɗaki min ñallidani min ballinani onon noon mbawi wallude min onon jogui électoral mawɗo o onon woɗɓe ɗo ɓe onon jogui worɓe onon jogui sukaɓe onon jogui famille ji tinnoɗe daroɗon hen keɓen wone meɗen le 24 février dès le premier tour avant 20h mi salmini on onon foof goto fof inde mum yettode mum Allah jarama on jarama merci jaag ñu ne nañu jox tey kii nii di Fatoumata Momar Ndiaye ñu gën ko xamee la tigresse mooy segg ñëwal kay
asalaamaaleykum mbooloo mi asalaamaaleykum waa diaspora asalaamaaleykum Afrique asalaamaaleykum Amérique asalaamaaleykum c'est elle la tigresse kii mooy tigresse mooy jàmbaar mooy jàmbaari jàmbaar fa dara newul woon président wóolu madame Badiane ak ndombool tànk yoo mënti yor tey danga koo tekki ñëw maaseeg sa ñi nga xamante ni yaa leen jiite ci sa gox ñëw ni leen ñooy bokk mbubb ñooy bokk dal ñooy bokk toog ñooy tokk waxtaan ñooy bokk ñaax nit ñi pour ñu liggéey jaaraama ma tante non ma tante waaw parce que APR nag dafa am historique te kii ca jàmbaari jigéen ya ba muy metti ca booru Mbay Njaay ba ñuy bind ak inspecteur Diagne ñuy def les carnets di jaay les cartes booba yaa fi taxawoon Pikine du jooy njiit ndaxte ay jàmbaara fi nekk waaye nag gàcce ngaalaama suñu góor gi le président Macky Sall desee latul Pikine dara bu dee ministre mi ngi fi bu dee député mi ngi fi bu dee directeur de société mi ngi fi bu fekkente ne au conseil économique et social ou environnemental am na fi loolu lépp macha allah sama xaalixi na waaye nag Pikine moo ko jiwoon ngor ñu jaarale ko ci association bi ñuy wax convergence banlieue et diaspora tonton Alassane ba mu méttee yéen a fi nekkoon ba nga xamante ni diaspora njëkk naa ñëw yéen ñu tàllal seeni loxo la ngeen man ci lekk la ngeen man ci naan la ngeen man ci dëkkal ak àndandoo jël seeni oto jox ñu te soxla woo leen ca dara ñu def Sénégal Dakar ba pare ñu recevoir ñu ñuy dem ngeen boole ñoo xaalis boole ñoo essence boole ñoo ñetti représentante kon jox nga jigéen cërëm te kat le président Macky Sall dafa fonk jigéen xam na ni jigéen ak ndaw ñi ñoo ko fal ma cay xàmmee kenn koo xamante ni moom laa jëlaat le nom tigresse ma jéddalewaat ko sama mag sama tante sama xarit faat si gàcce ngaalaama dégg naa fi ñu ni jërëjëfe ASC màgg daan da ngeen a daan ba pare parce que lu ci mënti am ndaw ña fay football boo ci xoolee ay étudiants lañu ay apprentis lañu ay liggéeykat lañu ay jàngkat lañu ay ñoo xamante ni nii fu seen dëkk taxawee ñu jóg taxaw la ca bon ñu ni dañ koy dindi teg fële la ca rafet ñu jël ko bokk ko ak seeni mag bokk ko ak seeni rakk bokk ko ak seeni xarit madame Aïssatou Ndiaye Sissoko Sophie Ndiaye Sissoko dama lay yóbbante ca fa nga xamante ne man nga faa toog di wax te ndaw ña yegguñu fa ñuy waa ASC yi di jeunes yi nga xamante ni tamit ñoo bokk ci APR bokk ci Benno Bokk Yaakaar fa nga mën a taxaw sa kàddu ñu du lay dégg ngay wax di nas di nocci ñu du lay dégg jàppale leen ca ngir yàlla parce que xam naa la ca nekk mba xam naa nga fédération sénégalaise de football may ñëw nag di leen wax ne bal leen ma àq bu wax ji guddee ndax gàcce ngaalaamaa jigéen ay jur jigéen ay toog ca kër ga jigéen ay secrétaire jigéen ay jabar jigéen góor goo gis mu yor wala ñuy koy tudd muy kilifa boo gestoo gis une très grande dame derrière waaye yéen góor ñi tamit gàcce ngaalaamaa yéen ndax tey seen soxna yi buñ ne leen woon ñoo ngi demal le président Macky Sall pour falaat ko deuxième tour bu leen neexoon ngeen ni boo demee kat boo dikkee yaakaar naa ni booy dem yóbbaale sa saak ndax kon sa kër yaay ngay yendu suba wala nga jéggal naa la yal na leen yàlla lafal cat yal na ngeen yàgg a topp ci ñun yal na ngeen ñu yàgg a jiite yal na ngeen ñu yàgg a jiital boole ci yal na ngeen ñu yàgg a teral macha allah incha allah le 24 février
waxuma la au soir mais à 6 heures du matin kenn ku nekk la nga yor muy sa arme muy li nga yore muy sa carte électeur koo mën a jiital koo yaakaar ku la yaakaar koo mën a dimbali ku la mën a dimbali nañu jiitu yëkkati leen ba ci kaw dóor leen won leen ni ñun duñu seen morom ndax mbéjum kanam borom a koy fajal boppam. Sénégal xam nañ le président Macky Sall liggéey na bu nekkoonte ne bu fekkoonte ne bilan mooy fal kon macha allah falu nañu bu yàgg may wax nag lenn di la gërëm di la sant parce que bu ñu lay présenté yow waaw Fatmata Daaf moom laa bëggoon a mujjee yow damay wax ci yow tuuti parce que gàcce ngaalaamaa yow dañu ne lu réussite am communication baa baax communication nag yow da nga cee boole ñaar stratégie pour communication bu làqatu la waaye communication universelle moom ngay def gàcce ngaalaamaa Malick Fatmata ñeme ak jàmbaar ak dëgër fit moo tax nga woote fii parce que CFA ku dëkk Pikine xam na fuy CFA jàmbaar ak am fit ami nit liggéey démb tey gàcce ngalaama yal na la yàlla la fal cat te sa yaakaar yàlla bu ko yàlla tas ci président Macky Sall yal nañu yàlla may deuxième ba beneen yoon. La tigresse Fatoumata Momar Ndiaye jógee depuis la France ñëw fekk si bés bi wax moom Fatoumata macha allah sa discours rafet na soxna Fatoumata Daaf yaakaar naa ne dégg nga témoignage yi am na solo say dëkkandoo suñu la ci témoigner ñëpp tàccu rek dafa fekk nga am une très bonne relation avec tes voisins ci loolu la ñuy waxee ñu ngi déroulé programme ba tey di jox kàddu gi ki nga xamante ne moom mooy monsieur Famara Sow jóge ba Italie ñëw fi représenté waa Italie mook Wagan Faye di nuyu suñu kilifa yi toog di nuyu tamit soxna yi comme ni ko soxna si waxee léegi rek ndax ku xam président de la république xam ne moom dafa fonk doomu aadama yërëm na jigéen yërëm na góor yërëm na mag yërëm na ndaw ñun nag ñu ngi liggéey ci diaspora bi léegi ñu yàgg ci man maa ngi tudd Famara Sow ñu gën ma xamee ci Sow social loolu moo ñu booleeg président ñu ñëw di ànd ak moom di liggéey ñépp xam nañ moodu yi ak faatu yi seen fula ak seen fayda te ñuy wax nag alhamdulilahi rabil alamin ndax président Macky Sall li mu am defe naa ne ci Senghor ak léegi kenn amu ko ndax dégg naa fi léegi jagana lu mu wax waaye ñun bu ñu xoolee ci Italie tuuti nag danaa ci wax parce que man damay liggéey ci social moom 8 personnes la wax ñun Italie bés bu nekk am nañ cas boo xamante ne cas de décès la ñu ngi doog di gis ci gouvernement africain koo xamante ne da ngay jël ay responsabilité di indi li nga xamante ne mooy koor yi te ñu xam Sénégal suñu aada mooy lu mel noonu bu amee dañ koy bëgg a indi Sénégal kon daal wax ji benn la ci président de la république la ñuy commencé ci moom la ñuy tëjee ñëpp xam nañ ni mu yemalee Sénégal ñëpp xam nañ ni mu yemalee ñëpp ñi nga xamante ne ay doomu sénégalais lañ kon daal li ñuy wax mooy ne nit ñi teel a jóg génn def ni ko ñëpp defee ndi ko waxee dañu naan sax avant 5 heures niñ ko defoon ci bu njëkk ba na Sénégal gépp ànd di wax wiiw Macky wiiw Macky wiiw Macky asalaamaaleykum wa rahmatulahi jërë ngeen jëf. monsieur Famara Sow social ki mooy Sow social wante nag am nañ ci beneen social mooy bas social tàccu leen Alassane Ba le président de la convergence banlieue Daaf mu ngi remercier aussi rakam di Souleymane Daaf nee na mu ngi remercier Binta Sall nee na fàttewul kenn su ku lim jum ku dégg turam rek nee na si xolam remercier na la gërëm na la gis na seen teewaay mbokk yi ñu ngi jox kàddu gi monsieur Hamidou Mbow coordinateur convergence interpassement des diasporas monsieur Mbow la parole. min calmini on gooto fof inde mum e yettode muɗum amin calmina Fatimata Daaf debbo dariɗo kala nde convergence waɗi renndo omo tawa so woni law so hiiri
so weeti so ñawlini omo tawa neɗɗo noon rendo mum fotata koye muɗum min beltanima. Merci pour ta détermination, merci pour ta fidélité. Amin calmina. On dit souvent que le syndicalisme est à la frontière de la politique, que la politique prend sa source dans le syndicalisme depuis des années 1800. Et nous avons parmi nous un syndicaliste convaincu, un homme, un combattant, tout jeune d'abord, ensuite adulte. Et la frontière de la politique et du syndicalisme étant très étroite, il a franchi le pas pour soutenir son Excellence, l'homme de la victoire de février 2019, notre ami Moussa Hamadi Sy, le syndicaliste, le porteur de la voix de la jeunesse, agissante, courageuse et déterminée. Amin calmina président moɗɗo, président e nder président ji dariɗo e saaha toppitiɗo miskineɓe, hamanaɓe, haɗɓe, yimɓe ɗomɗude dans la discrétion la plus absolue. Président mo ganduɗa oɗo ene hoola amin kooli ɗum, président ne hooli ɗum, première dame ne hooli ɗum, miskineɓe ne jiiɗi ɗum. Président amen Alassane Ba, sen mbi président en mbi équipe président ko Siré Bayla Dia, ko wona e frontiére uji tan, ko Barou Lamine Kane, ko Samba Kane, ko Sira Balde, ko Famar Lobat, ko Koudi Ba, ko Samba Ndiaye, ko onon fof ngoni équipe convergence internationale. Oɗon gandi ko woni yimɓe ɗiɗi yanoɓe Paris, ɓe jeehi ɓe jooɗi, aɓe jooɗe place, aɓe kalda, o ene wiye Makki, o ene wiye Amadou, ɓe kaali ha ɓooyi. Amadou wimo ala ko Makki wimo an asamane o ƴiwni. O wi président ƴiwni de, o wi asamane o ƴiwni de, o wi président ƴiwni, o wi holko ƴiwni ɗum, o wi toɓanɗe fof ko milliard, asamane waɗi o watti premier milliard waɗi tat, deuxième milliard waɗi tat, troisième milliard waɗi tat, cinquième milliard waɗi tat, septième milliard waɗi tat, 7000 milliards de dollars, 7000 milliards de francs CFA, 7000 milliards ko ɗum ministre men Amadou Ba enen wonde président mum de la République du Sénégal Macky Sall ɓe totti ɗum 7000 milliards. E ko fawi ɓe mbimo sa yeehi pewna laabi, sa yeehi pewna école aji, sa yeehi balla miskineɓe, sa yeehi mbaɗa goudron ngaji, sa yeehi mbaɗa Sénégal suppito wayano annore saride e nder leydi muɗum. O wi mi nani mi jaɓi somi yeehi mami wat PSE numéro 2, deuxième phase du PSE, mi waɗa goudron ngaji, mi waɗa taliji, mi waɗa école aji, mi waɗa universitaire uji, mi walla miskineɓe, mi walla agriculture, mi walla élevage, mi walla culture. O wi ko ɗum woni Sénégal émergent, Sénégal émergent. O wi somi waɗi ɗum hami gayni, je garde les restes pour les générations futures. O wi holɗum hole on resta ko woni, o wi ko pétrole, o wi holno pétrole o ardi, o wi Abdou Diouf rewi ɗo jarna fi hay batte heɓani, Senghor adi hay batte heɓani. O ari o wi mais madame Sophie Ndiaye Sisso, Abdoulaye Wade ñawna gisul dara.
Senghor jaar na fi gisul dara Abdou Diouf ñëw sa xarit gisul dara mu ñëw mu ne nii mu ne Sophie ne waaw président mu def nii defaat nii defaat nii mu ne ah am na luy Sophie ne ko am na luy xeeñ de mu defaat nii mu ne mu ne lii gaz la mu demaat àndaat ak beneen ministre militant convaincu ou un avocat comme maître Malick Sall mu ne ko mu def nii mu ne non lii dafa dëgër de indil mu def nii def nii defaat nii pétrole bi ne le Sénégal de 2019, le Sénégal des années 2000 sera un Sénégal d'émergence où la force de la sagesse de notre président, où le souci collectif sera pour les générations futures. Ce ne sont pas des générations qui seront marquées par des artistes qui ne savent pas ce qu'ils disent ou des politiques qui ont de fausses ambitions, qui avancent masqués. mu ne le système bi baaxul mu ne nit yi ay sàcc lañu mu ne nii dañuy rambaaj ñii dañuy def lii di sàcc xaalis ñu ne ko waaw Oussou loo yor mu ne dama yor 12 milliards ñu ne ko foo ko jëlee dama ko lijjanti kooku mooy wax di def moral di wax nit yi dañuy sàcc or que c'est le pire des voleurs. Le Sénégal n'a pas besoin de cette jeunesse. Le Sénégal n'a pas besoin de ces artistes vulgaires. Le Sénégal a besoin de qui? Le président Macky Sall qui a éclairé la jeunesse, qui va éclairer notre avenir, qui va éclairer l'avenir de l'Afrique, qui va éclairer l'avenir du monde. Oui, le président Macky Sall. Hey!